jërë ngeen jëf mbokk internet yi dal leen ak jàmm ci seen récap du jour ñu ñëw ak yéen ci li gën a fës ci xibaar yi ci wàllu politique itam dinañ ci àddu daal di ñëw nag ci coalition mag bi nga xamante ne ni opposition bi ñoom ñoo ko rek taxawal daal di rek wax ne parti yi di Pastef PUR taxawu Ndakaaru ak PDS daañu daje tey ci boori 16h ngir mën a gën a fësalaat seen coalition boobu mu mel ni nag parti bi di PDS génn rek def ab démenti daal di wax rek ne loole nag dara amu ca na mu demee nag dinañ ko jukke ci xibaar yi bokk na itam ci lu ñu jukke ci xibaar yi wàllu politique fii ci réewum Sénégal mu mel ni rek ab communiqué la ñu génnee rek ni ki démb daal di nag invité presse nationale ak internationale ñu ñëw rek teewee lancement officielu coalition opposition bu mag bile mu nar a am nag tey ci jeudi bi ci boori 16h mu mel ni rek parti yi ko sekk moom moo di parti Pastef PUR taxawu Ndakaaru ak PDS ca la ñu waxoon waaye nag mu mel ni rek am na lu ñuul ca soow ma ndax nag beneen démenti moom moo rek génn ñu siy wax rek ne parti démocratique sénégalais sax nag moom yëgul woon benn yoon ne loolee dina am te sax nag ba ñu gisee information boobu ñoom waa PDS ci kàddu ki nga xamante ne moom moo di monsieur Tafsir Thioye nekk porte parole lu parti démocratique sénégalais ba ñu gisee communiqué boobu daal daanaka xaw na leen jaaxal ndax it nag ñoom signé wuñu benn document boo xamante ne ni dafay jëm ca wàllu boobu communiqué PDS boobule nag ñu bëri jàpp ne rek ne mën na yàq lu bëri ci stratégie bi nga xamante ne nii ku jëkk politique bi moom la ñu tegoon ginnaaw bi nga xamante ne ñu ngi waajal li nga xam ne moom moo di élection locale ngir mën a nag jàmmaarloo ki nga xamante ne nii moom moo di président Macky Sall daañu àddu itam ci coow li nga xamante ne moom moo dox diggante ak kii di Babacar Touré nekk journaliste d'investigation mu mel ni nag coow li mi ngi tàmbali ginnaaw bi nga xamante ne kii di Ndeye Gueye def na ab plateau daal di àddu rek ci ka Dieyna doon ko nag yedd ki la nag di Babacar Touré daal di nag def beneen sortie di ci rappeler ki nga xamante ne moom moo di Ndeye Gueye amoon na ci ay jëmmi jamono ab magam bu jigéen boo xamante ni daal borom këram moom moo ko faatoon ba pare daal di koy sànni nag ci 8e étage Babacar Touré nag doon ko fàttali rek ne magam bu jigéen boobu na mu meloon ci borom këram xëj na ki leen di Dieyna noonu nekk la mer ci ki nga xamante ne ni moom moo di Bril te tragédie boobu nag ba muy am moom ci wàllu boppam moo defoon enquête bi moom Babacar Touré ginnaaw bi nga xamante ne nii daal waaju góor googu daal jamati na ay paaka soxnaam soosule daal di koy sànni ci 8e étage fële ca Berlin mu doonoon nag mag ci ki nga xamante ne nii moom moo di Ndeye Gueye bokk na itam ca la mu waxaat rek daal di koy jëmale ci Ndeye Gueye ki leen di Babacar Touré daal di rek wax ne réaction bi nga xamante ne moom la Dieyna am à l'encontre de Bril fàttali rek seen réaction ginnaaw bi nga xamante ne nii def nañu ñaawteef boobu seeni mag Ndeye Gueye nag ci wàllu boppam daal di indi ay tontu ca mbir moomu daal di rek wax ne la mu xalaat ci ka Dieyna Bril rek la ca waxte amu ca woon benn raay-raayal waaye nag loolu warul tax benn yoon ki li di taskati xibaar daal di jug rek di ko fàttali li nga xamante ne moom moo daloon magam bu jigéen boobu nga xamante ne ni ci ay anam yu ñaaw lañu ko faatee donc rek la mu jàpp moom Ndeye Gueye mooy rek mën nañu ko bàyyi mu tëdd ak jàmm ci bàmmeelam te sax nag magam bu jigéen boobu ba muy wàññeeku ci sëy la nekkoon bàyyi fi nag li nga xamante ne moom moo di ñaari bant donc nag war nañ kaa mën a génnee ci wax yi ni mel mu doon nag wax joo xamante ne nii daanaka metti na ko loolu moom Ndeye Gueye ba tax na rek mu jaral ko ay jooy ci plateau bi nga xamante ne nii moom la nekkoon di animé mu bokk nag ca la mu tëjee ay kàddoom ci mbir moomu daal di wax rek ne lépp rek ci àdduna la yem te sax nag moom moo opté di génn rek di feeñ di àddu ci yenn ci ay cas waaye nag bu weesoo loolu nañu rek fàtte li nga xamante ni daal moom moo di coow bu dox digganteeg moom ak kili di Babacar Touré nekk journaliste d'investigation. Man dama ni le hip-hop sénégalais est en ce moment tenu en otage par quelques personnes qu'on appelle des chroniqueurs qui se font appeler eux des chroniqueurs dafa am loo xam ne nag dañ koy waxtaane bu yegsee te yàlla tax ci suuf laa toog ngir woyof déjà damay éliminer idée reçue bu nit ñi di jéem a utiliser comme argument di ko brandir mooy man dama soxoree nit si live bi wala si ñii ngeen di tuddee chroniqueur lan la kenn ëppale Pape Sidi si cat ba cat lan la ñu ma ëppale cat ba cat du nombre de followers
du influence ci hip hop du knowledge ci hip hop du compréhension lenn lañ ma ëppalee mooy dañu am chaîne YouTube di ko monétiser man awma chaîne YouTube boo xam ne dama naan leen kaay leen foofu ngeen xool ma quand je fais des choses dans le hip hop je les fais gratuitement sur 10 concerts yu may dem ci hip hop Sénégal ñaar ñooy fay yeneen yi ci des yëpp damay génne sama koom ma jàppale hip hop bi parce que loolu la ñu yàgg a def ak hip hop bi aujourd'hui moi depuis Radio Dunia Kaolack depuis Fosco yi ça fait depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui qu'on travaille pour le hip hop on voit des choses yu yàq hip hop bi ñun dañuy noppi parce que ñun li rappeurs yi li dal rappeurs yi daf ñu war a dal mooy ragal du ñu ragal saa yi man du ma delloo avance du ma daw coow on a toujours vécu dans le hip hop et on restera dans le hip hop dafa am loo xam ne dafa nekk ci hip hop bi te dafa yàq hip hop bi te chroniqueurs yi yéen la du ñëpp je suis désolé de dire chroniqueurs yi balaa ñu naan Pape Sidi dafa am problème ak chroniqueurs yi awma problème ak chroniqueurs yi dafa am ñoo xamante ne ni surtout sama copain Bërbatóor gis naa ko mu tëdd moom day jël téléphone am live xam nga bu fekkee da nga foog ne yow sa argument de vente moom mooy wax lu bon amoo benn argument sa xalaat yëpp bu ñu la attaqué par xel sax doo essayer tontu par xel yow toi tout ce que tu fais c'est de dire waaye man maa fi nekk nangam ñun la affaire bi ñu mais c'est-à-dire yow li nga def mooy da nga am chaîne YouTube da nga ko monétiser nit ñi dem foofu di seetaan sa ay produits après dafay rentabiliser dafay dugg sa down man musuma am loolu ci hip hop bi depuis que le hip hop existe j'ai toujours été au service du hip hop et ça je vais pas le répéter aujourd'hui Sénégal musique sénégalaise kenn moo ci am sponsor ci mbalax bi muy Wally Seck bu ko darman ko seetal hip hop bi pour yéen loolu loolu fo moo ko teg wala loolu ay pic bii moo ko teg wala punchline bi fii non loolu punchline tegu ko loolu dafa am ay boy yoo xam ne dañu bàyyi ko ci dara ñun on est parti partout où le hip hop a besoin de nous a eu besoin de nous dans les coins les moindres recoins du Sénégal fépp fu nit nekk dem nañ fa ak suñu tànk ak suñu ay propres moyens laajuñu nit benn dërëm pour teg ko mbaa ñu jàllale ko on a tout fait par amour pour ce hip hop fekk ay boo yoo xam ne nekkuñu woon dara ñu jël leen wane leen ba nit ñi xam leen ba tey ñu bokk ci ñi leen di ñi ñuy tax nit ñi di leen naw ñu bokk ci nit ñi ñuy énumérer ci nit de référence yi dans ce Sénégal c'est ce hip hop là que vous êtes en train de piétiner te kenn du wax parce que rappeurs yi dafa am ñu leen ragal je suis très désolé mais bu ngeen yegsee foofu dafay bas le débat est très bas bu ñu leen di wax da ngeen di utiliser seen xel tey répondre ak ay arguments mais Bërbatóor li ma ko gis mu def léegi sama gain la fekk naa ko ci autoroute à péage bi ma jënd ci moom ticket jàll du ma ko wax lu ñaaw parce que man du ma wax lu ñaaw Baye Fall laa Serigne Touba laa gëm yéenewu ma nit lu bon c'est-à-dire nous dans le hip-hop on trouve des gens qui n'étaient rien on essaie de faire de ces gens des références ba ñu nekk ay nit ñu am réalité aujourd'hui dans ce hip-hop am na ay boy yu ci yaakaar te dañ ci war a tedd tekki ci am ci lu ñu yoree seen ay njaboot c'est ça la vraie quintessence du hip-hop aujourd'hui c'est pas de dire damay toog yor sama chaîne YouTube naan fii pic la fii non punchline bi di dope na c'est pas ça c'est bien pour un son deux sons si vous le faites vous êtes top. nga Babacar Touré boobu mooy kan yow. Babacar Touré boobu moom Kéwélu journaliste la investigateur. moom moo doon wax ci sama décesseur bi. waaw. ah ok comme ni ko ñëpp seetaane. ok si sama décesseur bi ah. Babacar na nga def man la Ndeye Gueye mbaa yaa ngi ci jàmm boo ma woowee téléphone ma leeral la ci lu ci gën a leer dégg nga parce que man je te connais pas man xaw ma Babacar. non defal ndaaj 8e étage la. jëkkëram moo ko rey. dañ jote bu ndaw loolu ça fait des années man waxuma fi lu tax mu fiy génn sax di wax loolu man waxuma parce que man xaw ma Babacar. est-ce que wax bu am na fa place. waaw man waxuma man dama wax li ma xalaat man li ma xalaat laay wax barki Cheikhul Khadim man li ma yëg-yëg non mais yëg-yëg bi ma am man loolu laay wax man je suis comme ça. man li nekk ci man loolu laay wax du ma tricher du ma raayal kenn. li ma bëgg a wax dama koy wax. non su ma ko waxee ba pare après jeex na mais defe naa ne nag jaru tax nag muy génn di wax sama mag gi tëdd ci suuf ba keneen ak keneen di ci wax loo xamante ni waru ko wax di ci koo xamante ni dafa génn àdduna bàyyi njabootam xam nga man waxuma ci jey naa loo xam ne waruma ko wax barke alxuraan li ma ko wax maa ko wax man maa ko wax j'assume mais warul tudd sama sœur bi làqu parce que man moom xaw ma ko waaw kay jëkkëram la ci sëy la dee moom bàyyi fi ñaari doom am ak jëkkëram jooju ñaari doom ci sëy la dee
mais nag yaa ngi waay jooy ndax amul problème lépp rek ci àdduna la ak Seydina Mohamed lépp rek ci àdduna la parce que man maa opté lii graaw man moom moo mais xam nga